télévision Futurs Médias mbokk yi asalaamaaleykum di leen nuyu di leen ziar benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci suuxub bateau Joola Sénégal gi yëpp di ko fàttaliku tey jii mi ngi xewoon ci atum 2002 ñu ne nag lu toll ci junni juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakken fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw si ñenn ñi ci rëccoon ci jëye boobule jàpp ni sax dañ leen a fàtte ci réew mi ci sëg yañ leen jagleel ca diwaanu Mbaaw tey jile ci suba mu di ay njërim ñi ci rëcce wala boog ñi ci ñàkk seen jege ñaale ñoom ñëpp foofu la ñu dajaloo tey jile ci suba mu di ay jamono yoo xam ne dañ doon ñaan waaye tamit di wane li leen metti ñoom dañoo jàpp ni boobu ba léegi daanaka dara soppeekuwul fii ci réew mi. beneen ponk ci xibaar yi daanaka lépp noppi na ngir ñu ubbi Masalikul Jinaan ni ki ëllëg ouvrier yi ak taalibe yi daanaka ñu ngi def liggéey bu mucc lu ci mel ni teg tapis yi ak lu ni mel waaye fileeg boobu jàppale ni xalifa général kullu murid di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi ngi wëy ba léegi di dalal ay nit fële ca résidence Khadimou Rassoul démb ku mel ni maître Abdoulaye Wade jiite woon réew mi moo fa gontu woon ak monseigneur Benjamin Ndiaye mi jiite jàngu bi tey jii ñu ne ñu ngi fay xaarandi Serigne Pape Malick Sy moom moo yore kaddu xalifa général kullu Tidiane di Serigne Mbaye Sy Mansour ci xibaaru biti réew it ca diwaanu France jàppaleen ni Jacques Chirac moom dëddu na àdduna moom moo nekkoon njiitu réew ma foofule mu faatu ginnaaw ba mu làqee juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn ñu ne nag wala bokk moom mi ngi jiite réew moomule diggante 1995 ba 2007 nataalam ci kanam tuuti lay doon mbokk yi lii tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu dooree kook suuxub bateau la Joola tey la def fukki at ak juróom-ñaar fële ca diwaanu Ziguinchor foofee nag daanaka tiis wa tey dafa dellu si waat tey ndax booy xool dañoo ne junni juróom-ñetti téeméer juróom-benn fukk ak ñetti doomi aadama ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken ñeneen ñi sax jàpp ni ëpp na ñaari junni foofee it juróom-benn fukki nit ci jëye boobule ñoom ñoo ci jotoo rëcc waaye ñi nga xam ne ñoo rëcc nekk foofule dañoo jàpp ne dañ leen xaw a fàtte sax boobu ba léegi am na it ay njirim yoo xam ne dañ leen a déclaré pupille de la nation maanaam état bi moo leen doomoo ñoom daanaka ñu ngi rafetlu yenn ci ay ponk yoo xam ne jot nañ koo def ca Ziguinchor Boubacar Diassi. fukkeelu anniversaire ak juróom-ñaar bu suuxu bateau la Joola dafay fàttali yenn ci ay revendications yu famille des victimes du Joola waaye it ñi nga xamante ni suñu borom dafa dogal ay rescapé lañu waaye ñoom ñu ngi jàpp ni nguur gi daf leen fàtte. waaw man personnellement dinaa ne ay promesse rek la woon. parce que muy premier gouvernement bi ak deuxième gouvernement bi c'est pareil donc lu ñu gënoon soxla dama koy répété yaata encore ñun rescapé yi état bi dafa war a seet suñu bopp. am na sax ñenn ci rescapé yu bateau la Joola ñi ci ñàkk seen liggéey ñenn ñi sax daal di tàggoo ak seen sago. waaw parce que ñu bëri ñoo xamante ne mënuñu woon supporter douleur boobu te si cas yooyu amoon nañu 5 cas yoo xamante ne dañu perte seen raison donc ñooñu état bi bu amoon suivi loolu du leen dal. mën nañ jàpp ni lépp li aju ci pupille de la nation moom it tey lañ koy daal di fàttali waaye ci wàllu woowu xam nañu ne nguur gi def na ci ay efforts. donc on demandait à chaque fois mu am benn loi rétroactive buy mën a tax ñu jël xale yooyu delloo leen seen droit donc il y a 2 ans de cela état bi ooñu wax ñu recenser xale yooyu. ñu mën leen ko jëbal ndax ñu taxaw seen biir bon lu ñu amoon lu ñu xayma daal man enregistré naa fii lu mat 400 gosses. ci diiwaan bu Ziguinchor it yenn ci ay jéego am na ci wàllu woowu. si CMU Ziguinchor bi vraiment l'office a enrôlé près de 135 pupilles yoo xam ne ki tey ku ci feebar rek mën ngaa dem hôpital nga faju doo fay dara. fukkeeli anniversaire ak juróom-ñaar bu suuxu bateau la Joola mu ngi am ci waxtu wi nga xamante ni président association des victimes du Joola ak ki topp ci moom di vice président am dañu wuyu ji seen borom. fii ci Ndakaaru nag rawatina ca Mbaaw ca sëkk ya ñu jagleel ñooñu le faatu ci bateau la Joola te ñu jot a gis seen i néew foofee nag tey jile ci suba mu di ay njirim wala ñu rëccee ci jëye boobule ak ñu ñàkk seen i mbokk ñoom ñëpp dajaloo nañu foofu di ñaan waaye terewul tamit di ñaxtu di fàttali nguur geek bépp kàddu bi ñu jëloon ñoom li ñuy naqarlu lu ci bëri mooy boobu ba léegi daanaka dara soppeekuwul fukki at ak juróom-ñaar ba léegi reportage Salif Sow Asmalik Diop. fii
ci sëkk yi nga xamante ni lañ jagleel ñu seen bakken des ca géej ga ci suuxu bateau le Joola ay rangooñ lañ fa seetlu ay ñaan ak i métit ci xol yi fees ci dell. volonté politique amu si mais volonté politique bu la wax ni ils sont là pour les sénégalais pourquoi ñi bëgg a toroxal yeneen sénégalais si ay souffrance nii nga xam torture bii moo gën a métti torture nga jël nit tëj ko di koy tëjee daggat bi mu dee bii da nga koy xool muy dee muy say nank-nank ngay dem et c'est ça qu'ils sont en train de faire. dënn yi tàng ba léegi jóg ñi nga xamante ni ñoom ñooy jege ñaale ñi seen bakken des ci suuxu bateau le Joola ba léegi nee ñu mënuñoo comprendre la moo tax état bu Sénégal di doxalee nii mel ni ku leen ni seetaan ci li nga xamante ni mooy métit bi ñuy dund. xam nga loolu soo leen nit ñi suñ koy wax sa saaga la ay nit ma ñu dee ñuy wax ay problème sérieux ñuy wax affaire orphelin kan la ñu si jël en charge ñu amoon 8 ans bu bateau bi di këpp dañ ko leen mos a jël en charge mais la vraie question man la depuis 2012 c'est justice bi la génne bateau bi. suuxu bateau le Joola moo taxoon ba ñi nga xamante ni la ñu woowee pupille de la nation gouvernement bi di nguur gi doomoo leen ndaxte seen i waajur dañoo desoon ca géej ga ñoom nee ñu doomoo googu dafa des lu bari. waa ji bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñu ngi woon ci bateau le Joola bile nee na boobaak léegi lu dul mbetteel nakar ak tiis feesul ca moom. état bi dafa jaxase nit yi jiital xaalis. donc am na famille yoo xamante ne exemple ñoo xam ne dañoo fayoon luyaas yor ñetti jabar bëri ay doom xaalis bi da leen jaxase. ñëpp si ay souffrance la ñuy dund te mënatoo ñaan donc ñu encadre nit ñi si beneen domaine la nit ñi gën a soxla ko di leen jox xaalis. ngir dëgg ji sax leer ñu xam lu waral mbir mi dëgg-dëgg ba bato ba suux ba kenn ñi des fa ñu bañu ko génne ci géej gi ba tey ñi nga xamante ni mooy kuréel bu ëmb ñi nga xamante ni seen i jegeñaale dañoo des ca bato ba ñoom nee ñu fi ñu toll nii amuñu yaakaar ci yoon lu dul ñu dem ci waa cour européenne. on est là mënuñu dara mënuñu xeex ak nguur gi def nañu xuloo nañu dem nañ ba Union européenne am na li ñu deful ñu bañ. yaakaar que ñu mën a dem cour parce que suñu yeneen famille de victimes yi yu nekk ay européens ñoom dañ ko fukk ba yóbbu te suñ koy yóbbu rek ñun dañ si gis suñu bopp. génne bato bi ci géej gi moom la ñuy laaj ñoom fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw ba mu suuxee ñi nga xamante ni ñooy jege ñaari junni doomu aadama daanaka yi si ñàkk seenu bakkan ne ñu fukki at ak juróom-ñett ngi nii ñu ne ñu ngi leen di mbugal ñoom te deewaguñu. Salif Sow ci li nga junju léegi muy njirim yi nga xamante ni état bu Sénégal daf leen jël doomoo ñu naan leen pupille de la nation office national bi nga xam ne nag ci atum 2012 lañ ko taxawal moom moo leen di lijjanti bëri na ci njirim yooyu ne dañoo bëgg nag jàppale bi ñu leen di jàppale mu gën a dëgg wala sax mu gën a mat ki jiite office national boobule di jéem a dalal seen xel nee na naam sax naka déwén dina am ñu bëri ñoo xam ne dinañ wala sax ñëpp daanaka dinañ atteindre majorité maanaam ñi des allocation dootul amati waaye dinañ wëy di leen jàppale Maguette Gaye Jafara Ba. ñu toll tey ci juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaari njirim yu ñu duppee pupille de la nation gannaaw suuxu bateau le Joola gannaaw fukki at ak juróom-ñaar seen góom bi wérul ba tey teg ci prise en charge bi des naa sedd seeni xol. luñ ci gis mooy lu ñu def ak lu ñu naroon def dafa xaw a ute ndax majorité wu orphelin yooyu. bénéficié wu ñu prise en charge office te loolu mi ngi doon loo xam ne méttitlu nañ ko torop am na gaa loo xam ne def nañ ko mais loolu as tuut la lu ndaw la ci loo xam ne lañ waroon def tey jii te loolu métti nañu trop. office national bi yor yooyu les pupilles ne pare na laxasaayu ngir yembal seeni conditions de prise en charge directeur boobu le office di dalal seeni xel naam 2020 dana fekk ñoom ñëpp nekk ay muskallaf waaye du tax ñu bàyyi leen ak seen bopp. premier décret bi 2010 la génn buy conférer statut pupille de la nation ba mu génn aussi fekk na ñoo xam ni ëppal nañ 18 ans soo ëppalee 18 ans moom loi bi li mu wax mooy 18 ans la prise nga mën a am soo yeggee 18 ans au-delà de 18 ans mënoo am décret bu lay conférer statut pupille de la nation. ñoom sur le plan allocataire peut-être dootuñu mën a def dara pour ñoom mais nag. Sur le plan du suivi pédagogique suivi sanitaire suivi social ci yeneen point yi loolu aussi dinañ leen ci mën a accompagner. waajuru ña des sa bato ba tey pare guñu sa xeex ba ñu sumboon tey ñu tegaat ci table bi ay ponk yu bari renfoulement bato bi justice am ci mbir mi bokk na ci li ñuy joytu ba tey. mbirum justice mbirum yoon tey jii doon na loo xam ne métti nañu torop ndax Sénégal fii ba tey yoon deful liggéeyam. mënul am nga ne loolu ndogalu yàlla la rek mu jeex dafa yomb trop bu ci des mooy génneewaat bato bi ci géej bi nu tax loolu parce que am na ñu bari ñoo xam ne tey jii
ñu si ëpp seeni mbokk suuluñ leen donc doon na lu diis si ñun parce que si suñu aada du suñu cosaan. boobu ba léegi mu nekk ca biir ndox ma Joola yóbbaale na ak moom lu tolloog 2 junni nit ñu bàyyi seeni ginnaaw ay njaboot yu fàtteegul lu ni mel ndax jiixi jaaxa yu bare yi wër mbir mi. mu ngoog mu doon pàcc wu yaa bi ñu jagleel fukk ak juróom-ñaari at ñi fàttaliku suuxub bateau le Joola ñu wutali ji diwaanu Touba Mbacké benn accident moom moo fa am ba benn nit ñàkk ci bakkanam ci lu soriwul gare routière bu bees bi benn bus moom moo mbëkk benn dawalkatu moto Jakarta dafa faatu sax fa saas ya ñu jël néew bi yóbbu ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu nekk ca Touba ñu ne nag daal dinañ cay ubbi ab l'enquête ñu wax ci beneen tiis boo xam ne fan yi la am muy génn àdduna Gabriel Fall moom ñu ràññee ko bu baax a baax ci wàllu monde des finances mi ngi faatu mardi bi weesu moom daanaka moom moo taxawal CGF Bourse nekk première société intermédiation financière maanaam di yëngatu ci wàllum actif ak passif di dox nekk kon intermédiaire ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci yëngatu ci atum 1996 nag moom Gabriel Fall ñu ne daal dinay dugal loxoom bu baax a baax ci ndorteelu activité bourse régionale des valeurs mobilières di BRVM moom sax nekkoon na fa PCA moom Gabriel Fall moo doon doom ci premier directeur bu compagnie aérienne boobu nekk Air Afrique doon wuyoo ci turu Cheikh Fall. ñu wéy ba léegi ci xibaar yi mbokk yi ñu ngi leen ko doon wax sànq Masalikul Jinaan ubbite gi ëllëg lay doon benn fan képp kon moom moo ci des laata loolu yenn ci ay ouvrier ak ay talibé daanaka du ñu jóge sax di fa dem ngir réglage yu mujj yi lu ci mel ni defar tapis yi ak yeneen yi mbir lu ci mel ni kon di dalal talibé yi ñëpp ñuy ñëw foofu daanaka lépp yem na reportage ca Masalikul Jinaan Mamadou Fall Pape Sangone Mbaye. lépp war a pare laata inauguration bi liggéeykat yi ku ci nekk sa poste. di def réglage bu mujj peinture bi fii tegum karo yi fële. waaw ñu ngi si waatu waaye rek ñu ngi si li si des moom bëreetul moom waaw ñu ngi sant wër ndax kii bi daal liggéey bi daal sant nañ wër daal. fii de dara woyofaluñ ko wàllu wér gu yaram moom def fi fes lool. inauguration Masalikul Jinaan dafa war a nag marqué li nga xam te ne moo di taarixu réew mi loola tax lii di service d'accueil bi. ñu jël lépp au sérieux. recensé nañ fii ba institut islamique ba centre Blaise Senghor kër yi ñu wër yëpp am na kër yoo xam ne ko joxe addiya loolu lépp liggéeyal Serigne Touba la liggéey bi ëpp ci liggéey nag mooy liggéeyal Serigne Touba. adduna bépp na nga fi ñëw bu dee loolu nag dañ naa commission bii ma yor day commission boo xam ne bu am importance la ci mbir. ñëwu Serigne Mamour Mbacké mi firndeel li ni mel. moo ñëwoon fii tey di toppatoo dalub njabootu sëñ Massamba Mbacké gépp fu ñu war dal ci ubbite jumaa bi. moo tax mu ñëwoon fii di ma seet si moo tax ñu daje fii tey ànd ak Yatma Gueye mi nga xamante moo yore hébergement. Ndakaaru nekk nag bërëb boo xamante ni moom la communauté mouride bi di daje ajjuma ji inauguration bu mucc ayib lay doon daanaka dana bëri surprise di kàddu yenn ciy jëwriñ yi ñu dajal. Mamadou Fall ca Colobane boobu ba léegi fa la résidence Khadimou Rassoul nekk xalif bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dimanche ba léegi mi ngi fa te daanaka bés bu nekk day dalal ay kilifa démb nag ci ngoon maître Abdoulaye Wade moom moo fa gontu nekkoon njiitu réew mi laata moom Idrissa Seck mu nga fa woon moom maître Abdoulaye Wade daanaka mbooloo mu takkoo takku moom moo ko teertu foofule ñu bëri mu di ay militant wala moo xam sax ñu bëgg a saafonteeg moom ñëpp ñëw rek ngir bëgg a gis njiitu réew ma woon ginnaaw bu mu génnee ci audience boobule moom maître Abdoulaye Wade yëkkatiwul benn kàddu beneen kilifa bu demoon foofule muy monseigneur Benjamin Ndiaye moom moo jiite jàngu bi fii ci Ndakaaru mooy archevêque bu Ndakaaru mu yëkkati ay kàddu yu rafet ci kanamu xalif bi di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu déglu ko. sunu diggante yàlla tax be mu rafet maa ngi gërëm sunu borom bi ñu may loolu te itam di ñaan daa xëj na ngeen wàll catholique yi ci seen mën-mën ak seen engagement parce que li ngeen fi tabax mu rafet lool ñu ngi koy jéem itam ñun fale ca Saint-Paul Grand Yoff waaye dañ ci ànd ak jafe-jafe ma yaakaar ne bu ñu jëlee exemple ci yéen xëj na dinañ mën a dem ca kanam maa ngi sàkku ñaan nag ci yow sunu maam sunu papa ndaa yàlla barke réew mi déggoo gën a law diggante nit ñi ndaa ñu gën a tabax jàmm ji jaajëf sëriñ bi jaajëf
fàttali kon Masalikul Jinaan inauguration bi ëllëg lay doon incha allah lépp lu ci tukkee di ngeen ci ànd ak télévision Futurs Médias ñu dem ba bët saalumu réew mi waxaat ci benn kankurang bu song woon benn sage-femme foofule ca Sédhiou moom moomee takkoon kankurang bi nag teg nañ ko loxo yóbbu ko ci kanamu yoon ñu ne àtte bi dañ ko dàq ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre bi ñu dëgmal am na ay ndaw yoo xam ne yëf yi neexu leen dañoo génn doxum ñaxtu ñu ne nañu bàyyi seen mbokk moomu le sol woon kankurang te ñu jàpp ko ci kaso bi Baba Daxaba moom moo yore kàddu ndaw yi ñu déglu ko ci micro Bakary Konté ak Xaali Jàmme. lu sunu nakar mooy lan tey mooy xale bu ndaw bu ñu jàpp parmi nous tëj ko ngir affaire kankurang lu mu ndaje ak benn ndaw si sage-femme la nangul daw kankurang nekk ci kaw benn moto Jakarta or que ñun Casamance comme Sédhiou la ñu jël ci biir àdduna UNESCO boo xam ne bànqaas la ci àdduna mu jël Sédhiou placé ko comme patrimoine mondial du kankurang donc ñun waa Sédhiou ñoo war a njëkk montrer de bon exemple ñu respecter suñ aada suñ cosaan mooy lan mooy suñ kankurang mooy lan mooy suñ jomboyo tey waa Kandé Massilo qui est le grand joujou de Jules Kounda nekkar nañ ci affaire bi depuis lors tey mooy jugement xale bi nii au niveau du tribunal tey 14 heures leen def cité suñ koñ bàyyi ñu benn koñ ci Sédhiou Dembaya Montagne Rouge Mansakunda par Sédhiou kankurang dañu ko fonk bëgguñu lu xewoon noonu 1988 histoire kankurang boo xam ne suñ papa ñoo ko fekkee woon bëgguñu encore loolu ñu fekk ko en 2019 loolu la ñu interpellé gouverneur préfet pour ñu jéem a xool trouver solution tey grand juju mooy le Kandé Massilo Jules Kounda jóge nañu pour jéem a taxawal bokk ci facilitateur apporter suñ pierre à l'édifice. ki doon wax kon bokk ci salbe yi maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy topp kankurang yi ñu dem ca diwaanu Kaolack foofu le bëri na ay liggéeyu office national assainissement dafa am ay yàqu-yàqu lu ci mel ni ci yoon bay dem ca marché central ba li ko waral nag mooy dafa màgget foofu le am na benn pax boo xam ne dafa nekk ñiy liggéey ca marché ba wala sax ñi fay ñëw ñoom daanaka seen bakkeel mi ngi ci xottu gerte ndax lu nekk mën na leen caa dal office national de l'assainissement bi nekk foofu le maanaam foofu ca diwaanu Kaolack ñoom nee nañ nag amuñu jamono ji ay jumtukaay ngir defaraat ko reportage foofu la Ibrahima Diamé Fally Gueye ci la bu nga xam ni ñëpp teg nañ ko bët muy commerçant yi muy jëndkat yi muy dawalkatu Jakarta wala taximan tali bi de booy dugg marché central bu Kaolack moo xar ba ñu def fi ay barricade waaye daanaka am na weer kenn ñëwul pour defar ko bu ñu laajee nag ki nga xam ni moom moo di chef du service régional de l'ONAS di Abdoulaye Ngom mi nga xamante ni ñoom ñoo war a jóg ci li ni mel lim ñu xamal moo di ko ne boobu rek la ñu gis waaye am na yeneen yu nga xamante ne ñu ngi ci biir dëkk bi. waaw gis nañu ko yow da ngay wax benn kàmb mais ñun juróom lañu gis juróomi pax yoo xam ne ci kaw réseau bi màggetaayu tuyau yi ñu ko composé moo ko def ndax tuyau yi bi ñu leen posé dafa yàgg loolu mooy waral ñu gis affaissement yooyu ci axe yu am solo yoo xam ne yi réseau assainissement bi dafa jaar. mu doon danger bu nga xam ne kon mën nañ ni kilifa yi gis nañ ko askan wi nag di ñaawlu li ni mel di leen di laaj luñ ciy xaar. fii moom ku fi jaar xam ne lii danger la te buñ si jubluwul dina indi jéeya. ñun nag duñ yàlla duñ yonent bi waaye xam naa ne buñ ko fi bàyyee quelques heures laay wax mun naa jur jéeya boo xam ne wax dëgg yàlla dina garaaw trop. buñ déglu nag kii di responsable régional bu ONAS muy wax mën nañ jàpp ne tuyau bi li mu laaj pour ñu defar ko teewagul. mais bu fekkoon ne ay liggéey la yoo xam ne dafay laaj rek ñu jël équipe yi nekk fii rek ci Kaolack def ko kon def nañ ko bu yàgg waaye day liggéey yoo xam ne dafa am solo am dayo boo xam ne loolu mooy yi muy laaj amuñu ko fii. moom nag ba tey waxul kañ la ñuy defar exactement yàqu-yàqu yi la lim ñu xamal daal moo di ne information bi seen kilifa yi jot nañ ci li ñuy xaar nag moo di andi jumtukaay yi ko war a defar. ubbiteb école bi alxames bi lañ ko nar a amal muy ci ndongo yi daanaka li ci des motatul benn semaine waaye nemmeeku gi mooy ci bërëb yi ñuy jaay ay fournitures scolaires nit ñi bëreeguñu fa yenn waajur yañ fa fekk sax ñoom li ñuy ñaawlu mooy cherté yu njëgu yëf yi nga xam ne mooy fournitures yi ñu war a jënd jamono ji reportage Ousmane Diallo Thierno Laurent Mendy.
waxaale bu métti ci diggante parents d'élèves bi ñëw jënd ci ay livres ak commerçant bile ay fan des ci ubbite école bi waaye ñoom jàpp nañ ne prix yi dafa cher wuuteeg at mi weesu. pour moom ma dikkee 39 000 donc 39 000 pour une dizaine de livres parce que livres yi dañ lay wax bi gën a yomb bu ma jënd 1000 francs la donc mooy les livres au programme yu ndaw yi sinon beneen bi tous les autres day coûter 2000 3500 4500 waaw dafa cher du parce que je pense que du pour ñëpp surtout yu bees yi en tout cas du pour ñëpp donc parent boo xam ne da nga ci am ay élèves yu bari dina jafe trop nga mën a jënd livre yu bees. je dirais que ne dafa xaw a cher un peu waaw dafa xaw a cher un peu nag moom Dakar moom pratiquement dara yombatu fi waaw année scolaire bi xaw ma lan moo qu'est-ce qui se passe mais prix yi daal xaw na am différence. commerçant yi ne ñoom client yi dañ leen di wàññi fu mu toll nii. waaw ñu ngi commencé ñëw ndànk-ndànk rek comme ki nga gis nii maa ngi koy essentiel dafa indi 4e bëgg 3e ay C2 bëgg CPS bëgg C1 C2 bëgg CM1 loolu mu ngi commencé ndànk-ndànk daal waaye fekk ubbi wuñ ba pare daal bagage yi duñ ñëwagum léegi daal par ñi nga xam ne xaw nañu am man seen bopp ñooy ñëw léegi. waaye léegi wax dëgg yàlla nag ñi ngi am ay benn client mais pas tellement que niñ ko daan amee la ñu ngi ñëw nag benn comme c'est parents d'élèves bi nga gis nii léegi jaay naa ko. bu ñu sukkandikoo ci commerçant bi nag li ko waral mooy seen grève bi ak taxe yu ñu yokk ba tax na ngir gis marchandise bi sax dafay jafe. mais en général 3 jours a nga ni maa ngi jaabante dem ñëw mais mënuma fekke ba am ay sac parce que fu ma dem gars yi dañu ne dañuy def grève quoi. te loolu tamit nekkul à solution parce que man tamit su ma sañoon tamit gars yi waxtaan quoi waa douane bi comme que luñ ci wax noonu ñu déglu tamit commerçant yi tamit nañ déglu aussi douane bi lu tax. grève bi mën naa andi ay gàllankoor laata lépp di jaaraat yoon waaye waajur yi itam dinañu yittewoo ay koppar rawatina jot ngir matal jumtukaay yu xale yi soxla yépp. bokk na ci li ñu doon junj ci ndorteelu xabaar yi muy génnub àdduna Jacques Chirac nekkoon jiitu réew bu France tey jile ci suba la nelaw moom nag ci carrière politique am bu yaa boobule bëri na ay poste de responsabilité yu mu occupé nekkoon président de la République 95 ba 2007 foofee ca diwaanu France nataalam ñu ànd ceeg Maguette Gueye. dina wéy di nekk kenn ci nit ñi gën a ràññeeku ci 5e république Jacques Chirac daanaka gàlloo na poste yi gën a kawe ci réewum France mu am carrière politique bu mucc ayib toll ci ñeent fukki at mu dalee àdduna ci atum 1932 ca Paris lépp door ak création parti rassemblement pour la république ak parti bi mu duppee woon l'union pour un mouvement populaire balaa muy doon ñaar fukkeelu président ak ñaar bu France gàlloo na responsabilité yu bare ca atum 1967 la njëkk nekk secrétaire d'État aux affaires sociales chargé des problèmes de l'emploi ca booba la amee way bu baax Georges Pompidou ma nekkoon premier ministre ca jamono jooje ràññee ko duppee ko le bulldozer ndax njaxlaf gi mu njaxlafoon Pompidou mujj ko def ministre de l'agriculture balaa mu koy def ministre de l'intérieur ca atum 1974 Pompidou jóge fi mu dem liggéey ak Valéry Giscard mi ko defoon premier ministre gannaaw ba mu faloo àdduna di dox seen diggante ñagas loolu tax mu démissionné ci atum 1976 muy atum 1981 di atum 1988 ñaari at yooyu yëpp Jacques Chirac dëggal boppam bokk ca élection présidentielle ya waaye taxul mu jële ca ndam. surtout bonne chose pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour l'avenir. xanaa 1995 mu mujj doon at bu baax ba mu falu nekk njiitu réewu France gannaaw ñaari mandat yu mu fa am mu def accident vasculaire cérébral doon lu koy fragiliser ci arène politique bi 2007 mu xamle ni naru la bokkaat ci élection yooyu le gannaaw ba mu wanee ginnaaw jëf ya mu jëfoon ca paaseem topp ko tax 2009 ñu yóbbu ko fa mbaxane doonee benn doon ko toppee ay njombe yu muy def ca ba muy maire mu doonoon ko am diggante yu ratax ak Afrique bi yépp rawatina Sénégal li koy firndeel di ñaari visite yi mu fi amal ci atum 1995 ak 2005 ak itam tabaxu centre Jacques Chirac ca Thiaroye mu inauguréel ko boppam mu génn àdduna ci juróom-ñetti fukki atam ak juróom benn France bi yépp ànd tey di delloo njukkal ki le doonoon serviteur bu ñu ràññee.
xibaaru tàggat yaram handball lañ koy doore ci jigéen ñi ak tournoi qualificatif olympique bi Cameroun nag moom naroon a dajeek Sénégal dafa déclaré forfait ginnaaw loolu sax commission technique bi daal di defaraat calendrier ndaje yi Angola ak République démocratique bu Congo dinañ daje tey jile bu juróom-benni waxtu jotee ci ngoon maanaam 18h am na benn séance d'entraînement bu gaynde yi jigéen yi fas yéene amal bu ñetti waxtu jotee ci kanamu public ba fële ca Dakar Arena ginnaaw loolu nag ñu amal cérémonie d'ouverture bi ñu ne fii ci stade Demba Diop dina am ay bus yu bàyyeekoo fii wutali ji foofule Diamniadio ca Dakar Arena ñu changé discipline wax ci football ak ay coppite yu ñu nemmeeku ca club be di AS Pikine ci jamono ji ñuy waajal saison 2019-2020 bu Ligue 1 bi ñoom booy xool dañoo am président bu bees coach bu bees ak it benn politique sportive bu bees reportage Cheikh Sadibou Diarra Habib Faye. L'AS Pikine veut s'inscrire dans une nouvelle ère pour s'installer durablement en Ligue 1, l'un des axes du projet du nouveau président. bëgg nañ jël championnat mais aussi. L'AS Pikine veut s'inscrire dans une nouvelle ère pour s'installer durablement en Ligue 1, l'un des axes. L'AS Pikine veut s'inscrire dans une nouvelle ère pour s'installer durablement en Ligue. ñu ngi jéggalu mbokk yi ak jafe-jafe yooyu la ci wàllum technique ak élément boobu la du ñàkk dinañ ci dellu si waat ci yeneen jotaayu xibaar dañuy egseeg yéen léegi ci ponk bu mujj li ci yéenekaay yi ak El Hadj Assane Gueye. yéenekaay yépp ànd fàttaliku tey tiis wu rëy wa woon ci Sénégal di suuxu bateau le Joola bis ne tey fukki at ak juróom-ñaar la woon ci waaxi Gàmbi observateur xëy jëli bébé Joola mooy gone gi yaay ja ëmboon ci bijey ji am 26 septembre 2002 mu juddu juróom-ñetti weer ginnaaw si ci weeru mai 2003 moom bébé Joola tey am fukki at ak juróom-benn yéenekaay bu groupe Futurs Médias seeti ko mook yaay ja soxna Mariama Diouf tey nag la ñu gën a ne ci jafe-jafe ndax Sénégal diggéey wax ju neex yi fi ëppi jëf bébé Joola xamal observateur nag ne yaay ja bëggul woon mu xam lu bari ci suuxu bateau le Joola wala mu doon lu muy waxtaane donte nag mu ne siiw na ca fu mu jaar ñu koy nuyu ak a joxañ xamul lu ko jural ciw gi moom bébé Joola yaay ja di leeral ci yéenekaay bi ne boole wunu ko ci pupille de la nation yi ndax ñu ne ñi ci seen waajur dem kese lañ ca limaale moom yaay ja jël dogal léegi ay interview maanaam waxtaan yi muy nangul presse bi di ca laaji koppar ndax mu ne bu dee presse bi dañuy jaay ngir faj seeni soxla moom it lu ni mel la bëgg ngir jàppale njabootam roqee sax mu ne di bébé Joola léeg-léeg dañu koy dàqee ca l'école am ndax ñàkkum fourniture le quotidien xëy ne fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw si pàttaliku gi sax dañ ko soofantal faf njaboot yi ñu baleen ak seen bopp ñuy débrouiller njiitu réew mi ci boppam sax yéene kaay bi ne na woon fa woon pàttaliku gi fekk ko Sénégal ndimbal li sax nag ñeel tout tànk yi dee ko dégg rek Les Échos dalal kuñ naan Ousseynou Djiba mu ne gisul ak i gëtam ku réaliser lu am solo ci koppari ndàmpaay yewoon ginnaaw suuxug la Joola laas xëy nag di yëglu ci jéye jeneen ju mën a am ci réew mi mar de ims bu nu ca jugul di ñu dëkkee ci pipeline yu saar ya fa ñu nekk maanaam rigol yooyu jàllale pétrole gay bawoo ca saax yéene kaay bi gis ne war nañ ci teel a jóg laata musibay am jéye yeneen di accident yi ci tali yi enquête xëye wata bu accidenté ba moxoñu yéene kaay bi ne donte wax nañu fi mbiri tolérance zéro jëli mesure yu bari jéyi ñoom ñu ngi wéy watay màgget yi nag bokk na ci li koy waral naka noonu it ak réewande wàllum ger ak yoon yu bon góoraxuma ci yéene kaay bi ne jéyi dafay wéy ndax saafara bi ci boppam la ñu feeñalagul président Abdoulaye Wade ba tey mu ngi ak bayre ba la tribune moo ni waxee ginnaaw mbooloo mu takku mi ko dar démb ba muy ziyaar yi xalifa bu tedd bi ca kër Cheikhul Khadim ci Colobane Les Échos ne waaw démb moom président Wade firndeel na bayreem xalifa bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko xamal ne moom Abdoulaye Wade xaarul ba yegg ci nguur ngir wane ak bokkam ci tarixa murit leneen lu taaral ndaje yi ci Colobane di njiital jàngu bi Monseigneur Benjamin Ndiaye mi demoon ziyaar yi xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu ngi koy ñaan sax moom kilifa gi ñu wàll ñoom mbokki murit yi mbokki chrétien yi ndax bëgg nañ lu ni mel Masalikul Jinaan ci jàngu ba ca église Saint-Paul bu Grand Yoff kilifa geneen ca Masalikul Jinaan Idrissa Seck ginnaaw ziar bi ak visite gi yéemu na ci la tribune ci Masalikul Jinaan Idrissa Seck ne jumaa ji ndamal lislaam dëgg la yoonu murit nag doxalin wa ci wàllu koom ak wu dundin du lu yomba roy de bu doon tey ji état bi da koo xalaat ngir suqali Sénégal gis-gisu économiste bi di Maysa Babou ndax dafa jàpp moom ne woowew tëralin bu unique la yombul sax ci roy ci tarixa beneen mu ngi ko xamle ci Sud Quotidien fii ba samedi nag di ëllëgug inauguré jumaay Masalikul Jinaan Seck nag njawee ni Sénégal yëpp ku moywul Mbàkke la nuy wuyoo sunu
déggee kàdduy Serigne Saliou Thioune njiital cantakun yi ci Les Échos ndax mu ne moom sëñ bi Thioune suuraale na téeméeri mbana ay nag juróom fukki xar lépp ngir waree fub taalibe waaye jaar ci tànkam bàyyi ju tedd ji Serigne Cheikh Béthio Thioune enquête ne ndakaaru jamono yi nekk màggal yéene kaay bi ñëwaat nag ci secret yi bernde yi Sénégal nag macha allah jàmm ji fi ci wàllu dëkkandoor tarixa yu wuute diine l'islam ak catholique gu dëkkandoo ci jàmm loolu lépp nag ne vivre ensemble dib dëkkandoor le abbé Pierre Ndione directeur enseignement catholique ci diwaanu Thiès bëgg ñu sàmm ko mu ngi ko xamle ci Le Quotidien. jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant leen yéen tam ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias ci xibaar yi bu 19h jotee incha allah dinañ fi dellu si yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.